أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوح شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. mbokki jullit yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di baalu àq ñëpp ci weeru kooru tedd wi di leen yëgal ni famille Ndiéneen ak seeni doom ñoo am benn xew-xew bu mag bu ñuy waaj organiser ci biir weeru koor bi. balaa may sori tuuti rek dañuy jox Thierno Diène mi nga xamante ne moom mooy président bi mu ratas ay kàddu incha allah bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ñu ngi julli ci yonent bi di ñaanal xalifatul muslimin El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wér. bon ñun nag bu ñu gisatee rek suñu toogaay bi ñu xam ne waa Ndiéneen la quoi waa Ndiéneen ak seeni doom comme niñ koy waxee saa su ne ñu defoon daaw benn marmite du cœur ren nekk suñu deuxième édition bu doon le 3 juin incha allah bii nag dañ si dugal li nga xamante ne mooy conférence bi suba gi lay am bu 10 heures à 15 heures bu ngoonee ñu door a def suñuy génn joxe suñuy ndogu comme ni ñu ko defee woon daaw ñu si woo ñëpp parce que daaw yaakaar naa métti woon na méttiwul te amoon na li nga xamante ne mooy réussite totale. ñu ngi ñaan yàlla suñu deuxième édition bi dàq bi nga xamante ne moo weesu parce que aussi marmite du cœur ñëpp xam nañ ne pour nga taxawee ko doon na loo xamante ne lu metti la di nga sonn pendant et après te boobu ba léegi ñun ñuy toog ñëpp ñu ngi si di dox li nga xamante ne mooy activités yi pour jours yi ñu mën a réussir. ñu ngi nag ñaan yàlla jours yi ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin. ñu ngi woo ñi nga xamante ne ñooy famille Ndiéneen bépp bàyyiñu kenn Ndiéneen gépp di ko dalee mag ñi ba si ndaw ñi parce que kër yi ñu waroon a dugg yëpp yaakaar naa dugg nañ fa pour li nga xamante ne mooy marmite du cœur pour ñëpp yëkk parce que dañ doon faral di def chaque mois dimanche bii jiitu dañuy def li nga xamante ne mooy tour de famille boobu ba léegi nag tour de famille ñu ngi koy def ñu ngi siy ñaan yàlla nag mu gën a yokku bon marmite du cœur bi ñu am si réussite totale loolu laa am daal pour lu ma siy sànni si kàddu wasalaam. alhamdulilah waaw comme ni mu ko waxee rek benn événement la boo xamante ni dañ ko defoon daaw yàlla suturaal ñu ren aussi ñu bokk feddali mais comme ni ko Thierno waxee ren li si nouveauté bi li si bees mooy que dañ see bëgg a greffer benn conférence boo xamante ni le 3 juin lañ koy def
ci suba gi à partir de 10 heures. léegi balaa ñuy dugg ci détail conférence bi damay bàyyi sama doom yi nga xamante ni ñoom ñoo gérer relation extérieure muy Astou Ndoye Diène ak Ndeye Diène ñu sànni say kàddu bismillah. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim alhamdulillahi rabbil alamin gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sangu-sang yi di seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant suñuy waajur di gërëm famille Ndiéneen yépp di leen woo ci ndaje bu mag bi ñu fas yéene amal le 3 juin incha allah muy dimanche ñu fas yéene koo def ci esplanade mairie Yoff ci kaw loolu daaw defoon nañ benn marmite du cœur ñu àndoon ci ak suñuy waajur comme ni ñu waxee rek olof di wax rek ku ñeme rek dañ laa deey ñu ànd seeg ñun te dawuñu ci benn yoon ren tamit ñu ñëwaat accompagner ñu ci 2e édition bi ñuy ñaan yàlla nañ ci dugg auzu billahi minash sheytaani rajim génn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin ñu am ci daal lu kawe suñu njort ci kaw loolu ñoo ngi woo notable Yoff yëpp chef de quartier yi président Frey Yoff notable yëpp daal ñoo ngi leen di woo imam ratib bi mu jàllale ñu nuyoo bi ci imam yëpp ñu xamal leen daal waa Ndiéneen ak seen ay doom ñu ngi leen di woo ci conférence bi ñu dëgmal le 3 juin incha allah ñuy woo Yoff gépp képp ku sant Diène képp ku sa yaay sant Diène ñëpp ñoo ngi leen di woo pour ñu ñëw dooleel ñu ci bés bi daal wala salaam may jox sama mbokk bi mu yeggali li ci des. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu ñaari waajur comme ni ko sama mbokk mi waxee rek defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal daaw defoon nañ marmite du cœur ndogu pour tous te amoon nañ ci réussite totale ren rek incha allah ñu bëgg ko def mais le jour ji dañ bëgg a defaale benn conférence bi nag mu ngi am ci esplanade mairie bu Yoff mu ngi commencé 10 heures incha allah mooy mise en place bi au plus tard 16 heures 17 heures mu jeex ñu continuer ak suñu ndogu bi ñu doon def bi ñu weesoo loolu ñu ngi ciy woo monsieur le maire de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr gis nañ yu baax yu muy def ci dëkk bi ñu ngi gërëm tonton Ablaye Ndoye moom mën nañ ne moo njëkk a tàbbil affaire bi ñu ngi woo monsieur Abdounar Meng di woo monsieur Ndiambe Diop tonton Aziz Ndoye di woo Babacar bu Brioche Dorée di woo émitrance El Hadji Matar Diène ñu ngi koy woo ci bés bi di woo tonton Ali Diène moom daaw gisoon nañ li mu defe bu baaxee ren tamit ñu ngi koy sollicité waat pour jàppale ci incha allah ñu ngi woo Cheikh Mansour Diouf El Hadji Birame Ñing tonton Assane Mbeng bu Apexi Assane Mbeng Mbañoon Laay Assane Ndoye El Italiana Shop ñoo ngi woo ñëpp daal ci bés bi di woo tonton Ousseynou Thiom di woo papa Assane Diène jëkkëru Adama Diop ak doomam maam Xari Diène gis nañ yu baax yëpp yu mu defoon daaw ñu ngi woo Abdou transitaire di woo Yoff gépp daal bu ñu limee xam naa ne dañuy juum ñu ngi woo waa Yoff gépp képp ku ko dégg li mooy sa invitation di leen woowaale yéen waa Yoff Mbollo TV daaw affaire bi rafetoon na torop jàppoon ngeen ci ñu ngi leen di woowaat ren di ko teg ci loxo siyaas waaw loolu lañ amoon ci li ñuy wax te buñ ko fàtte le 3 juin la incha allah buntu mairie esplanade mairie fara conférence bi di am mise en place bi 10 heures la bu ñu weesoo loolu ngoon nga ñu joxe suñu ndogu incha allah ñu ngi woo ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci. alhamdulilah comme niñ ko waxee journée bi conférence lay commencé ci esplanade de la mairie conférence boo xamante ni dañ koy def thème bi day nekk ci rôlu mbokk ci l'islam ki koy waxtaane mënoon nañ jël ku ne
mais comme yàlla daf ñu suturaal si njéeneen ba ñu am ñoo xamante ne macha allah yàlla baaxee na leen ku mel ni oustaz Issa Diène ñu gën ko xam si Mathiam moom moo nar a teew bés bi ak oustaz Baye Mar Diène donc ñoom ñoo nar a jëmmal bés bi incha allah léegi ma bàyyi Serigne Amadou Samb mu sànni si kàddu yu néew. bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani rajim maa ngi tàmbalee sama wax di wax ne waa Ndiéneen famille ñoo xewle kon képp ku sant Diène rek wala nga am mbokk mu sant Diène rek yaa ngi ci biir daanaka Yoff ñun ñëpp ay mbokk lañ kon maanaam xew-xew bi pour Yoff gépp la parce que ku ci nekk rek am nga ci branche kon ñu ngi oo ñëpp man loolu laa amoon ci lu mu ciy sànni ci côté boobu di wax ne kat liñ fi wax yëpp ñun dégg nañ ko dañuy ñaan kat ñu jàppale ñu ci bismillahi rahmaani rahim et puis ñu terminer ko alhamdulilahi rabbil alamin wassalaam. waaw jërëjëf Serigne wax ji gàtt na rafet na xam nga Ndiéneen moom buñ ko waxee ci Yoff jarul ñuy seet fu sori ndax ëtt bu nekk mu ngi fa bu sa yaay santul Diène sa maam sant nañ Diène wala sa ndijaay wala sa bàjjen ba tax na dañuy bàyyi kàddu gi Omar Diène mi nga xamante ne ñoom ñu ngi féete côté APEXI ñu oo seen mbokk yi nekk ci zone boobu bismillah. bismillah aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai sayyidil mursalin muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu ñu jullee si yonante bi sant suñu ñaari way jur ñuy jël nuyoo bi di ko jox suñu imam Mathiam ak ay rakkaam yi nga xamante ne Papa Aziz Diène ak Yaata Diène ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu trop si jataay bi comme ni ko président waxee sànq quoi buñ toogee fii nii jàkkaarloo waat c'est parce que dafa am benn xew-xew bu mag bu ñu war a dëmmal muy le 3 juin incha allah ñu fës kenn leen def suñu deuxième édition Marmite du Cœur Marmite du Cœur bi cette fois-ci ren dafa yaatu quoi dañ ko yaatal day am conférence le matin à partir de 10 heures incha allahu rabbi comme niñ ko waxee ñu fës kenn waxtaanee ci thème bu am solo muy lan muy mbokk ku ne xam na ne mbokk alalu yàlla la te xam nga te daanaka Yoff ñun ñëpp ay mbokk lañ comme ni ko suñu papa waxee rek ku sa yaay santul Diène sa maam sant na Diène ñu ngi siy woo ñëm dëkk ñu ngi siy woo suñuy xarit maa ngi siy woo sama xarit Zama Duggey ñu ngi lay woo de passage maa ngi nuyu ñëpp sama gars yi bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp bëgg nañu bés bi daaw neexoon na trop bëgg nañ ren jii nii mu gën a neex comme d'habitude quoi ñu ngi siy woo ñëpp dëkk ku lim da ngay juum di si oo tant jawo mi nga xamante ne daaw këram lañ ko defoon moo ñu abal lépp macha allah taxaw woon nañu ñëw na dugg na si waañu ak suñuy bàjjen suñuy tànta ku lim daal da ngay juum ñu ngi woo Yoff Ndiéneen dëkk mooy li may wax quoi xaaj ñu seenuñu boobu ba léegi comme ni ko président waxee doon nañ def ay tour yoo xamante ne chaque un mois famille bu nekk day jël tour xam nga boobu ba léegi macha allah ñu ngi sant yàlla boobu ba léegi tour yi mu ngi démarré gune yi am nañ pas-pas bu tour jotee ñu ngi sol seenu daal la ñëw teewal ñu xam nga ñu ngi sant yàlla daal di woo ñëpp nekku lim dëkk da ngay jum quoi fàtte ñu kenn dëkk di ko dale képp koo xamante ne yaa ngi sant Diène rek ñu ngi lay woo bàyyi ñu kenn xam nga loolu lañ amoon su lu ñuy wax wasalaam. jërëjëf Omar wax ji rafet na comme ni nga fi nga waxee rek fi nga daanele foofu la ñuy terminer ndax dañ naan kulim da ngay juum mën nga bañ a juum sax mais doo matal loolu moo tax bu ñu waxee rek bu kenn waxee rek daanaka waxal na ñëpp mais fàttali dafa baax ci jàngale dafa baax ci lépp loo gisee àdduna moo tax dañuy jox kàddu gi Alioune Diène pour mu jéem a mottali yi nga xamante ni xëy na ay ci rëcc la yoo xamante ne ñii xaw nañ ko fàtte incha allah. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaw ginnaaw
yaakaar naa mbokk yi wax nañ lépp ñi fi toog wax nañ lépp dañuy mottali rek daal li ñu fi mën a waxaat daal mooy di woote waat rek si suñu côté bi fi ñu nekk ñun ñu ngi oo kii Souleymane Sarr mooy directeur Dabakh DG président Dabakh ñu ngi koy oo si bés bi mu ñëw ak sama gars yi nekk foofu suñu surveillant yi fa nekk yëpp maa leen oo ñëpp ñoom Jaraaf Faye maa ngi oo Souleymane Diop ñëpp di oo ñëpp ñu teew suñu bés bi di mottaliwaat rek ne mbokk moom alul yàlla la quoi alul yàlla nañ dóorandoo rek xàccindoo di dóorandoo lii ko Baye Omar doon waxee rek mu ne benn boo jëlee bantu bale boo ko dee boo ko dammee day damm mais boo jëlee bale bi yëpp boo ko jiimee damm du damm foofu la ñuy jéem a terminer rek ñu bàyyi ñi des ñu àggal li des waaw incha allah. waaw jërëjëf waaw comme noonu la rek comme ni ñu ko waxee rek lépp si cadre woote bi la nekk pour l'instant ku nekk rek côté ba nga féete ndax yàlla daf ñu suturaal ba ku nekk rek am na côté ba nga xamante ne foofu nga gën a féete daal ku nekk ne da ngay woo ñi nga xamante ne ñoom ngay liggéeyandool ñoom ngay fréquenter ñoom ngay nekkal à chaque fois ndax bés bi dañoo bëgg muy yaatu ba nga xamante ne ñëpp nañ si xaj si siège boobu rek la ñuy joxee Pa Omar mu sànni si kel kàddu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñu ngi nuyu ñëpp di oo ñëpp si bés bi ñu ngi si oo ku si mel ni ay Papa Assane Diène sama parrain ñu ngi koy oo si bés bi waa atos ñëpp ñi sama bërëgu liggéeyukaay ñu ngi leen oo si bés bi di oo ay suñu jigéen soxna Thiaw Laay ñu koy oo si bés bi di oo Issa Diène mu ngi koy oo si bés bi aussi ku si mel ni Abdoulaye Diouf Sarr waxaloon nañ ko mais man maa koy waxaat ñu ngi koy oo si bés bi wax mu jàpp si bu baax ku si mel ni Moussa Mass Mbengue aussi ñu ngi koy oo si bés bi li ñu koy waxee rek mooy mbokk moom alalu yàlla la fii Yoff gi ku fi santul Diène sa maam sant na Diène wala sa bàjjen wala kenn sa famille la am ko sant Diène donc ñu ngi oo waa Yoff ñëpp ku lim daal lay juum ñu daal oo nañ ñëpp di fàttali seulement bés bi ne le 3 juin lay doon si buntu maire bi esplanade maire bi ñu ngi si oo waa Njéréen di si oo waa Yoff ñëpp quartier yëpp fàttewuñu kenn ku lim juum wasalaam. waaw alhamdulilah waaw noonu lañ ko bëggee ku nekk daal wàlla boo féete rek fu sa kàddu mën a jub na nga fa yuuxu ndax ni nañ naan yuuxu day jub fa nga xamante ni foofu lañ ko yaakaare wàllu si dafa am nag benn li ñuy wax crime de lèse-majesté ndax man daanaka bu ñu toogee fii si famille bi sax man maanaam waruma jël kàddu ndax samay mag ñoo fi nekk ñoo xamante ni mënuma def dara te awma seen ndigal ñoom ñoo ma digal nag ma yore micro bi mais du ay teggin sax ay Abdoul Aziz yéen toog imam Mathiam toog man may jël kàddu mais comme ñoom ñoo ma jiital te nit aussi bu la jiitale wóolu la il faut nga jéem a matale li nga xamante ne moom lañ la sas léegi nag dañuy delloon nag buum sa boy ga dañuy bàyyi kàddu gi Abdoul Aziz Diène mi nga xamante ni daanaka mën nañu wax ne si ñuy njaboote la bokk mu sànni si kel kàddu. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi am mbégte torop di sant yàlla bu baax a baax parce que lii yaakaar naa ne xale yi ñu ngi seen deuxième édition ñu defoon ko daaw def Marmite du Cœur vraiment affaire bi réussir ñu waxtaane ko ak waajur yi ñu jox leen ñaanal leen ñu dox ko yàlla def lépp jàll ren ji ñu ne dafa am leneen loo xam ne dañ ko si bëgg a yokk maanaam dañu bëgg a def benn conférence te conférence boobu oustaz Issa Diène ñu gën nga xam si Mathiam moo ko war a def ñu ñaan yàlla yóbbu ñu si bés bi si jàmm lépp loo xam ne dañ ko si séntu yàlla def ñu am ko ci man nag damay commencé si njéeneen gi nga xam ne ñoo ko bokk muy suñuy doom muy suñuy jarbaat muy suñuy
xale yi wax nañ ko ku fi sa yaay santul Diène sa maam sant Diène wala sa baay sant Diène ci biir Yoff di ko dara ci kër maam Youssou Diène Tourngor ba kër seen alimaamu gële Layeen donc ñu ngi woo di ko commencé Layeen googu di oo Ahlu Bayti Rasul yëpp ci bés bi ma ci woo sama xarit Mouhamadou Matar Laye imam di oo waa Yoff yëpp di ko commencé fii xam ne mooy njëriñ gi ñu bokk te Baye As Diène yàlla def mu nekk fi ki def kon dañuy wax ci turu Baye As mu waroon fi teew yàlla dogal mu yebal ñu fi ñu toogal ko fi donc ñu ngi koy wax ci kàddoom ñoo am nañ xale yi am nañ ñaanam di si o Papa Ablaye Diène ñoom ñii nga xam ne ñoo fi nekk Papa Mañe Diène xale ñoom ñii fi nekk Papa As ñoom ñëpp ñuy seeni rakk toogal leen fii man maag Oustaz Mathiam donc kàddu gi yëpp bu ñu koy wax di kàddu njéeneen la kàddu njéeneen la di wooy waa Yoff yëpp vraiment di ñaanal xale yi aussi parce que lii yombul ay xale lañ mais yàlla may na leen xel moo xam ne nii dañu ne ñoom dañu jiima dajale ànd ak seen doom doomi ndijaay muy lu neex te vraiment ànd rafet na comme ni ñu ko waxee ñu ngi def seen tuur yi ba yàlla di leen may xel ñu ngi organiser ay marmite day organiser ay conférence donc ñun mënuñu lu dul di leen ñaanal yàlla na yàlla jàppale leen vraiment kontaan nañ si di oo Yoff gëm dëkk comme ni ñu ko waxee Yoff dafa am ni muy doxee donc ñu oo monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr di oo conseil municipal yëpp di oo sama jabaat Abdoulaye Ndoye di oo jaraaf yi saltige yi di leen oo ñoom ñëpp fàttewuñu kenn ndey ji réew yi fray Yoff ñëpp ñu leen di oo donc oo nañ Yoff gépp na ñëpp ñëw uyu suñu si bés boobu xale yi organise lépp loo xam ne ñaan nañ fa yàlla na ko yàlla nangu vraiment ñu bokk ko di ñaan édition yi ñu koy def ay ati at ñu ngi gërëm ñëpp di oo Yoff gépp du ma ne oo sax mais dama naa ñu ngi oo Sénégal gépp parce que njëneen law na Sénégal gépp waaw di oo ñëpp ci bés boobu yàlla nañu ko yàlla may ñu àgg fa ci jàmm yàlla may ñu ñaan fa lépp lu ñu fi ñaan yàlla nangu ko xale yi bi nga xam ne but bi nga xam ne moom lañ ci visé yàlla jàppale leen ba bis boobu ñu réussir ko donc ñu ngi gërëm ñëpp encore une fois di oo ñëpp di leen wax ne Oustaz Issa Diène ñu wax ko ci ñu koy woy Mathiam moo war a def taxawu bés boobu yàlla ko yàlla may moom tamit wér mooy suñu mag di suñu kilifa yàlla yokk ak xelam rafetal xel mi ba bés boobu moon ko taxaw si bisimilah rahmaan ba àggale ko si alhamdulilah rabbil alamin donc ñu ngi oo ñëpp nañu ñëpp uyusi foofu lay jeexale di ñaanal Yoff gépp yàlla na fi jàmm sax si barke yonent bi jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf Aziz loolu moo tax ma ni du woon sama cër sax man may àddu ñoom ñu toog fi mais comme dañ ma sas jiital ma mënu ma dul jéem a doxal li nga xamante ne loolu lañ ma sas te loolu yëpp day dugg sax même si thème bi nga xamante ne moom la ñu war a waxtaane maanaam mbokk te ku ne mbokk rek wax diggante relation entre famille ni mu war a doxee joxante cër bi rakk topp mag doom topp baay bi nga xamante ni moom ma sa nekk valeur u Yoff loolu dafa dañ toll jamono boo xamante ni ça a tendance à disparaître léegi dañu bëgg ñaaxaat nit ñi pour ñu dellu si valeur yi nga xamante ni mooy li nga xamante ne moo la doon Yoff ba si ay maam ba léegi damay jox imam mu sànni say kàddu imam bismillah. alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina wa habibina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi lu xurril mayamin wa man tabia ihsanahum wastarshada bi rusdihim wastanaara bi nuurihim ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi am mbégte ci jataay bi di ñaanal xale yi yal na leen yàlla def ay mag def leen mag yu amu ñam nañu yal na islaam di tiitaroo suñuy doom yi bi jaay seedi wujud yàlla def bu ñuy jàng alquran bi ci tàmbali bi su ngeen amee settantal Baye Mar nekk suñu doom
jàng na ay yu am solo yu oote si wàllu dimbali ñi nga xam ne yelloo nañ ko waaye dimbali jamono bi nga xam ne soxlaa nga li nga yor kon wax na aaya yu am solo yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla dolli tawféex ñu ngi oo si bés bi sairal ulama wal aimma wa ala rasihim al cheikh al mufaddal al imam al ratib cheikh Mohammed Ndoye yal na yàlla yokk ko wér defal ko tawféex muy imam ratib Yoff ñu oo suñu association bi nga xam ne mooy dajale imam yi bépp borom xam-xam bu nekk si Yoff te yàlla def ñun ñu bokk si yor si rôle ba ñuy wax action sociale bi ñu ngi oo képp ko nga xam ne jàngal nañ la si Yoff ak si faneen ñu ngi oo bépp borom ndoom bu tànk bu nekk si dëkk bi ñu uyu si ñu si suñu bés bi ñu ngi oo tamit suñuy collègues yi képp ku nekk école arabe di fa jàngale ñu ngi lay oo képp ku nekk Seydina Mañoon Lay di fa jàngale ñu ngi lay oo di oo mbooloom jullit yi ñu fekk suñu bés bi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ilaahi waaye comme ni ko Abdul Aziz waxee léegi rek ñu ngi oo suñu papa yi suñu papa yi bareetuñu waaye ñoom seeni papa yaa ngi fi ñu suñu papa yi papa As Diène ñu ko gën ko xam si Jans yal na yàlla gën ko dooleel ak ki nga xam ne mooy Baye ki dëkk Ndinaat Baye Ali Diène ñooñu ñooy suñu ay papa ñi si des ñoom ay Baye Mañee Diène ñooy suñu ay mag lañ mais ñoo xam ne ñu fonk diine lañ Baye Ablaye Diène ñooy ñëpp ñu ngi leen ñoom ñooñu dooleel parce que ñoo jël kàddu jéeneen gi si wàllu diine dénk ñu ko que loolu rëy na suñu papa suñu mag Thierno Thiaw Diène ñu gën ko am si Mbre koo xam ne ak ñoom Assane Diène bi nga xam ne si këram lañ nekk nii si place am moom koo xam ne ku bëgg diine la ñu ngi koy sant di sant soxnaam tam soxna Fatou waaye di soxna suñuy soxna yëpp tamit ñu ngi leen di sant xam naa Camara mënoon na leen di tudd buy daaneel waaye suñuy mag yi Papa Diène mi nga xam ne mooy xalifa bi fii ñun dañ ko fi toogal rek mais lépp lu ñuy def rek si kër gi sañu ñoo bañ a jaar si moom mu jox ñu ndigal ñu doxal kon yal na yàlla guddal fanam defal ko wér defal ko ay soxnaam defal ko njabootam defal ko bépp jullit bi jaay seddi wujjoon kon ñu ngi leen di oo suñu conférence bi le 3 incha allah yal nañ ko fekk ko tal ko bi jaay seddi wujjoon wa axiru daawa an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilah comme ni ko imam waxe loolu daal lañ doon xaar te comme niñ ko waxee ci entame bi nee noon famille Ndiéneen bi ay génération yu bëri ñoom ñoo ko seq ci ay baay la ba ci ay doom ba ci ay set ay jarbaat ñëpp a ngi ci biir moo tax ku nekk wàll ba nga féete da ngay yëkkati sa kàddu jëmale ko ci noonu ci siège boobu sax la ñuy joxe suñu doom Fatlaye Diène moom aussi mu jéem a yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ay mbokkam wala ay nawleem wala ay moromam Fatlaye bismillah kàddu. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi ñoo ngi sant suñu ñaari waajur di sant waa Ndiéneen yëpp ak waa Yoff yëpp suñu marmite du cœur bi ak defoon nañ ko daaw ñoo ngi koy defaat ren ñoo ngi ñaan yàlla ni mu nekkee woon réussite daaw yàlla na gën a réussir ren ñu ngi ci dolli aussi benn conférence boo xamante ne Oustaz Mathiam moo koy tenir di ñaan tamit waa Yoff yëpp ñu ñëw suñu mbokk étudiants yi élèves yi waa Espagne ñëpp ñoo ngi leen di invité ñu ñëw teewal bés bi incha allah. ACAJ mouvement action jeunesse
di woo ñëpp vraiment di woo waaye Yoff yëpp bàyyiwuñ kenn fu ko sant Diène nekk sa yaay wala sa papa ak sa famille ku sant Diène ñoo ngi lay invité ñoo ngi woo ñëpp normalement sama papa yi ak sama mag yi bu ñu waxee waruma si woon a tegaat parce que maa fi gën a ndaw mais honneur la que ñu jox ma parole vraiment maa ngi leen si remercier et ça prouve que tamit Ndiéneen cohabitation bi fi am collaboration bi moom c'est effective vraiment maa ngi remercier ñëpp merci. ok alhamdulilah bon defe na li ñu doon séentu si ndaje mi am nañ ko mooy que appel lañ doon lancé à l'endroit de toute la population yoffoise en général et la famille Diène en particulier te yaakaar naa ne couche sociale yëpp dañ leen di toucher comme ni ko adage bi waxee rek ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire sortent aisément ñun li ñu waroon ci lii mooy fexe ba jàllale suñu kàddu ndax dafa am ay famille ni muy tëddee te comme ni ko Oustaz Mathiam waxee Abdou Aziz waxee noonu mooy que famille bi ñi fi nekk am na branche boo xamante ni Papa Diène mi Papa Momar Diène moom moo fa nekk soit du temps passant di profiter ci occasion bi aussi di ñaanal sunu waajur yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo sant Diène wala seen mbokk sant Diène te ñu wàññeeku ñuy ñaan yàlla ci weeru koor bu tedd bi yàlla yeesal seen yërmande te di profiter aussi encore di ñaanal sunu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk tolof tolof ñoo ngi koy commencer par sunu mag Babacar Diène yàlla wéral ko ba mu mën a fëgg boppam ba mu mën a dellu sa si njabootam ufaat njabootam comme ni mu ko doon defee donc wax ji daal pour ñu résumer ko mooy que famille Ndiéneen ñooy organiser benn Marmite du Cœur le 3 juin mais balaa boobu dañ koy entamer ak benn conférence religieuse boo xamante ne ñu ngi koy tenir à l'esplanade de la mairie conférence bi le thème c'est si mbokk la jëm te ku tudd mbokk rek defe naa tudde nga lépp te comme niñ ko xamee Yoff benn bopp la foo dugg rek sa mbokk nga fay fekk donc comme ñun ñoo bokk lépp dañuy ñaan yàlla aussi ñëpp gunge ñu ci bés bi nga xamante ni bésu Yoff la ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim te jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin damay jox Oustaz Baye Mar mu tëj incha allah. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nahtahdi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokk yi julli ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu képp ku fi teew ci turam ak santam comme ni ko mbokk yi ñëpp waxee rek incha allah kon ñoom ci côté Yoff bi nga xam moom la ñu dëkk ñu ngi ci o li nga xam mooy imaam yi nga xam ñoo fi dëkk di imaamu dëkk bi muy imaam Saliou Ndir ak imaam yi nga ñoo ngi topp ci ginnaawam yu ci mel ni imaam Amar Ñang ñu gën ko xam ci Njool Ñang ak imaam Papa Ndiaye ñu gën ko xam ci Cheikh Baba ak imaam Saybatu Mbay ñu ngi leen di oo ci bés bi waaw seen mbokk imaam moo ñuy defal conférence bi muy Mathiam Diène ñu ngi ci oo ñëpp thème bi aussi mu ngi wax ci wàllu li nga xam mooy mbokk dafa nekk benn lu am solo ci lislaam borom bi subhaanahu wa taala bi mu demee ba nar a wàccee li nga xam mooy mbokk dafa jooy mu ne ko lan ngay jooy mu nekk kat damay ragal boo ma wàccee sa suuf kat ñu dog ma borom subhaanahu wa taala nekk kaay ma jox la garantie bi ma lay jox mooy boo wàccee su ma la wàccee ku la jokk ma jokk ko waaye ku la dog ma dog kon loolu rek yaakaar naa ni ku dégg thème boobu rek war ngaa mën a ñëw déglu ni nga xam ne moom la ñu koy oustaz wala firim fàncale pour nga war a xam ndax yow yaa ngi jokk ak mbokk wala yow yaa ngi koy dog parce que nit des fois dina def lu bëri xamul ne moom li muy def ni mu ngi ci erreur parce que nit ki matul kon daal incha allah ñu ngi ci oo ñi nga xamante moom mooy ñëpp
parce que suñu borom bi subhanahu wa taala wax ni sootu xujuraat innamal muminuuna ixwa kal ixwa la woon mu ne innal muminuuna ixwa maanaam jullit yi ñoom rek ñoom ñoo nga xam ne ay mbokk comme ay frère comme nit ki ni ngay nekk ak moom koo bokkal ndeyax bàyyi ni ngay amee moom relation yu dëgër maanaam jullit yi yëpp noonu lañ war a demee kon incha allah ñu ngi si woo ñëpp incha allah kon incha allah ñu def ñaan auzu billahi samii min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala muhammad fi l awalin wa salli allahuma ala muhammad fi l axirin allahuma salli ala muhammad fi mali ala ila yawmi ddin allahuma rabbana taxabal minna innaka anta alsamiu alalim wa tub alayna ya mawlana innaka anta altawaabu rahim allahuma rabbana taxabal salatana wa rukucana wa sujudana wa qiyamana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغفاف والغنى اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين